mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di gërëm ci seen teewaay di leen di wax déwénati te ngeen baal ñu àq yàlla boole jëggal te ñu fekk ay déwén yu bëri di nuyu mbokk yu nekk fii biir Sénégal ak ñu nekk bitim réew di nuyu tamit yéen ñi mbokk journaliste yi lu ñu fi indi tey daal mooy wax suñu naqar ci lu ñuy wooye daanaka affaire Petro-Tim Aliou Sall ak BP ñu bëggoon ci wax daal ci gàttal que dossier boobu bu ñuy wooye dossier daanaka scandale à 10 milliards de dollars lu ma ci bëggoon njëkk a wax mooy man mii Barthélémy Dias aw ma ci xel ñaar président Macky Sall dugal na ci loxoom bu baax a baax ci scandale boobu parce que moom président Macky Sall am na position yu mu jotoon occupé d'abord ci 1998 Abdou Diouf moo fi nekkoon président de la République moom président Macky Sall daanaka lépp luy dem ci mbiru base de données informatique ci Petrosen moom moo fa ilifoon service boobu donc lépp luy ay këyit yu doon génn wala yu doon dugg ci Petrosen da doon jaar ci loxo Macky Sall Macky Sall nag 2000 ba président Abdoulaye Wade faloo nekk président moom Macky Sall jot na fi nekk directeur Petrosen mu jot fi nekk tamit ministre de l'énergie jot fi nekk tamit ministre de l'intérieur daanaka yor lu ñuy woy service de renseignement jotoon fi nekk tamit premier ministre voilà muy daaneel fële ci assemblée nationale comme président de l'assemblée nationale. kon président Macky Sall xamoon na benn rapport bu ñu doon woowee rapport Vanco mooy VANCO rapport boobu déjà lu mu waxoon ci 98 mooy dafa waxoon état du Sénégal na ngeen commencé dugal ay pipeline entre Kayar ak Saint-Louis parce que gaz a ngi fa te ngeen commencé di ko exporter vers l'Europe parce que léegi ngeen nekk un pays exportateur kon kooku président Macky Sall xamoon na ko président Macky Sall tamit bu muy ñëw ci nguur gi 2012 moom moo lancé enquête jaarale ko ci inspection générale d'État te loolu mooy dëgg balaa may dégg nañ fi ay kilifa wala daanaka ñoom ñooy woy seen bopp ay kilifa ñu ne ñoom daanaka président Macky Sall musul sàkku ci IGE ñu enquête kooku ay wax yu daanu saret la président Macky Sall moo sàkku ci IGE enquête boobu IGE jëbbal na ko président Macky Sall ñun nag suñu yoon newu ci rapport boobu nu mu ñëwee ci internet suñu yoon newu ci internet nag mooy lu ñuy woowee autoroute internationale de l'information daanaka tey nit looy def na nga xam looy def nit looy wax na nga xam looy wax parce que àdduna moo soppeeku lu ñuy wax tey ci gàttal mooy ci démocratie bu mel ni suñu bos lii di transparence ak lii di bonne gouvernance mënuñu ko waxaale lii di indépendance de la justice mënuñu ko waxaale kon nag tey suñu gisee tey lu mel nii di am ñu ñuy bëgg a nelawal di ñu bëgg a gëmloo ne ni que dara xewu fi wax dëgg yàlla loolu dafa jéggi dayu moo tax ñuy ñaax suñu mbokk yi ak fépp fu ñu munti nekk biir Sénégal dañu xam ne ni que wax ji daf leen dépassé seen jamono doom yi di commencé di laal ci seen jamono sëti ak seen jamono sëtaati sëti kon nag da ngeen nar a jóg taxaw tem ndax lépp leer parce que président Macky Sall bu muy signé daanaka décret yi pour daal di approuver contrat de recherche et de partage de hydrocarbures yi président Macky Sall xamoon na bu baax a baax que inspection générale d'État pareguloon liggéeyam président Macky Sall xamoon na ni que état du Sénégal dafa amoon contentieux ak Tullow Oil président Macky Sall tamit xamoon na ni bu baax a baax que rakkam di Aliou Sall waa Petro-Tim Limited dañ ko embauché woon di ko fay salaire pour moom mu fay défendre ay intérêt te xamoon na ko parce que nag wax dëgg yàlla
nit ki munoo créer benn société bu am capital de 10 millions yow weer bu nekk ñu lay fay 13 millions loolu fan la am société bu ngay créer ci capital de 10 millions société boobu di la mën a fay weer bu nekk 13 millions loolu amul fenn ci àdduna donc loolu du leneen ginnaaw de la corruption et une démarche qui consiste à couvrir le vrai auteur daanaka ndeyu mbill bi moom la ñuy jéem a làkk bëgg ñu nelawal ak ay waxu Aliou Sall ñun Aliou Sall taxuñu jóg parce que Aliou Sall tegul boppam ci CDC Aliou Sall tegul boppam ci Air Sénégal International Aliou Sall du moom moo créé compagnie aviation boobu bu ngeen xam ne ni moom moo doon liggéey daanaka entre suuf si ak daanaka bloc offshore yooyu ak yeneen ñu ngeen xam ne ni ay scandale la ñu ngeen xam ne ni saay bu ñu koy tudd rek turu Aliou Sall mooy delluwaat Aliou Sall fépp fu mu toog dafa am ku ko fa teg moo xam turam su ñuy wax ay waxu ay scandale ñu ngeen xam ne ni turam day ñëwaat ci scandale boobu je pense que Aliou Sall du moom moo signé décret buy fal boppam ci place yooyu donc kii di président Macky Sall daanaka ci scandale bu ñuy woowee scandale de Petro-Tim dañuy jàpp ni moom mooy premier responsable ci scandale boobu comme dañ ma wax ma bañ a guddal rek je pense que su kanamee xanaa kon su amee yu may fàtte ngeen posé ma ko ci ay question kon ci wolof mu tontu leen wante am na daal lu ngeen xam ne ni bëggoon naa ko fii wax mooy bu njëkk mooy ji laaj comme démb am na benn kilifa bu yëkkati ay kàddu nee na képp ku am ay information ci dossier bii dalay laaj nga dem fële fu ñuy woy dikk nga yóbbu foofu sa ay information may laajte rek waaye ba ngeen ci topp Karim Wade lu tax demu leen dikk ngeen def ay commission d'enquête rogatoire dépensé ci ay milliards jënd ay billets d'avion fay ay néegu hôtel fay ay avocat dem bitim réew di wut fan la Karim Wade dugal suñu koppar te ba tey ay waxu ay oto ay waxu biisu jabaram ay waxu ñàkk fayda rek ngeen ñuy wax ci waxu Karim Wade kon nag lu ma ci bëggoon wax mooy tey mënuñu nangu ci mbiru Karim Wade mu nekkoon waxu ay 300 et quelques milliards fii ñuy wax ay waxu 6 000 milliards ngeen bëgg ñu boole ak waa dikk ak ñun dañu gisul lan lañ ciy wax kon nag bépp sénégalais man bu am ay information lu ma lay ñaax mooy bul dem dikk na nga jël information yi nga jëm ko partager ak sa mbokk yi parce que tey lu am ba am mooy sénégalais yi dañu doon yeewu xam lan lañ leen def loolu mooy dëgg bu ci tegu nag ñoom procureur de la république comme nee na ñoom dañuy ñaax nit ñi ñu dem fële ci dikk ñun ñu ngi wax askan wi que justice su Sénégal dafa am lu des te kooku ñëpp d'accord nañ ci moo tax ñun ñu ne dañuy daal di saisir bépp juridiction bu nekk Angleterre wala bu nekk États-Unis te ngay xeex guerre ak yu mel noonu ndax ñooñu suñ ci eggee ñu mën a liggéey seen liggéey parce que lu mel nii képp ku foog ne ni lii dara du ko ci fekk de nax boppam te maa ngi ñaax yenn journalistes yi na ngeen dem enquête Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ngeen laaj waa BCEAO ba ñu créé BCEAO ba tey ñaata yoon la FBI ñëw BCEAO dama leen di laaj rek yenn journalistes yi ngeen laaj def seen ay enquête ba ñu créé BCEAO ba tey ñaata yoon la FBI teg tànkam BCEAO te ngeen laaj leen tamit kañ dafa FBI gëj lii damay wax cette transaction dañ ko def ci ay dollars defuñu ko ci ay dollars canadiens dañ ko def ci ay dollars américains koppar yu toll yi noonu day jaar fu ñuy woy le Federal Reserve la réserve fédérale des États-Unis ces montants-là il faudra les justifier moo tax mbokk yi fu may daanale ci mbir bi mooy kii di président Macky Sall ak mbokkam bu ñuy woowee Aly Ngouille Ndiaye ñooñu seen place ak seen dossier procureur de la République mënu ci wax ku ci mën a wax mooy ñu ñuy woowee haute cour de justice parce que ak lépp lu procureur de la République wax
amul kenn Sénégal ku fi mën a déglu président Macky Sall wala bépp ministre parce que dañu am lu ñuy wooye ay privilèges de juridiction ma dégg tamit nag biig waa bureau AMS mooy association des maires du Sénégal yëkkati ay kàddu ne dañuy jaajëfee kii di Aliou Sall ma bëggoon leen laaj rek bañ may song ci mairie de Mermoz Sacré-Cœur bëggoon jël suma bakkan ñoom waa AMS fu ñu neewoon ma bëggoon leen laaj ñoom ba ñuy tuumaal Khalifa Sall di dëkkaloo Khalifa Sall fu mu dëkkul ci lu ngeen xam ne ni ñépp ko xamoon askan wi doon gis seen bopp ñoom fu ñu newoon ma leen di rappeler nag dossier bii mooy 3200 fois le montant de la caisse d'avance ma bëggoon leen xamal nag suñu fàttee que ci waxu dossier bi kenn tudduwu fi Aliou Sall comme maire de Guédiawaye dañuy tudd fi Aliou Sall comme étant une personne qui représente l'arbre qui cache la forêt kon nag ñoom suñu mulee màndu nañu xool leneen lu ñuy def mais bañ fi nekk di wax lu ngeen xam ne ni seen bopp rek lay engagé ndax seen ñàkk gëm yàlla parce que loolu engagé wuñu parce que man dégguma fenn gisuma fenn fan le bureau association des maires du Sénégal daal di daje ba léegi dañuy def benn motion de soutien à un escroc doublé d'un voleur notoire connu devant l'Éternel moo tax man Barthélémy Diaz di maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur à partir de tey bokkatuma ci association des maires du Sénégal pour ñu ko fàtte nekkoon naa fi vice-président de l'association des maires du Sénégal 2009-2014 nekkoon naa fi vice-président de l'association des maires du Sénégal xam naa lu association des maires du Sénégal moom Aliou Sall mu toogee tey association des maires du Sénégal ba muy toog ba tey amul lenn lu fi association des maires du Sénégal def pour les collectivités locales wala pour les mairies moo tax ma ne comme association des maires du Sénégal dañu bëgg mu daal di doon ay yëfu ngoyaan ak yu mel noonu man damay daal di ci génn bépp cotisation bu ngeen xam ne doon jógee doon bàyyeeku ci collectivités locales yi ñun suñu bos duñ ko fa yóbbooti parce que dañu jàpp ni que kii di Aliou Sall norul jiite lii di association des maires du Sénégal mais ñaax tamit bépp maire bu ngeen xam ne ni bonne gouvernance ñor na la justice ñor na la en premier lieu may interpeller suma yaay madame le maire de Dakar Soham El Wardini na ngeen démissionner AMS par soutien à Khalifa Sall et pour dénoncer ce complot qui est en train de prendre forme sur notre dos mbokk yi nag je pense que daanaka wax naa presque lu ma bëggoon wax bu ci des nag pesum kanam nag borom a koy fajal boppam sénégalais yi 6 000 milliards yu ngeen xam ne ni gars yi ñoo ko luubal 6 000 milliards yooyu ay ivoiriens moomuñu ko ay chinois moomuñu ko ay japonais moomuñu ko sénégalais yi ñoo ko moom bépp doomu Sénégal fu mu munti nekk muy organiser doxum ñaxtu wala lépp lu ngeen xam ne ni constitution may nañu ko ci sañ-sañ pour ñu wane suñu naqar ci lu ngeen xam ne ni def nañu ko ñu ngi ñaax sénégalais yi nañu jóg te taxaw tem parce que lii daf ñu dépassé ñun daanaka suñu xoolee tey suñu génération ñu ngi ay 30 ans 40 ans daanaka pétrole bi ñu koy jëriñoo mooy suñu doom yi ak suñu sët yi moo tax dañu bokk ndey bokk baay fàtte suñu ay appartenance politique te ñu wax ci pétrole bi ñu ngeen xam ne nag bokk nañu ak ñoom ay coalition te ñu yàgg ànd ci xeex bi ba scandale bi explosé ba tey kenn déggu leen ci scandale bi dama leen di ñaax ci yar ak teggin nañu xool seen taxawaay parce que sénégalais yi nam nañu dëgg seen baat ci scandale bi parce que nag ay waxu dialogue baax na dialogue na leen ci yàlla may ndam wante nag mënu leen dugg ci ay dialogue ba dialogue bi jaral leen ngeen xañ askanu Sénégal seen ëllëg ñu ngi leen di gërëm di leen di sant